juróom-ñaari waxtu jot na ba toftal fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yi ak ponk yi ci gën a fës lu jëm ci hôpital Aristide Le Dantec ak defar gënu koy defaraat ba tax na ñu yëkkati fa ña fa doon liggéeyee fu ci mel ni service cancérologie moom dañoo nekk ci ak njàqare bokk na ca la ko waral nee na aju tawat yu bëri seeni këyit daal fañ leen bëgg a yóbbu ñu faju fa muy hôpital Dalal Jàmm ak itam hôpital bu Touba këyit yooyu amaana nekk fa ba noppi itam lu ci mën a am daal wàllum chimiothérapie bi am na lu ci sooxee Ligue sénégalaise mi xeex jàngoroy cancer rafetlu wuñ nag daal nanu jëlee rek service bi toppatoo wàllu jàngoro ji ci hôpital Aristide Le Dantec docteur Fatma Guenoune la mu gis rek daal mooy mbir moomee des ko waroon a xalaat ba mu sotti ñu doog caa sóobu daañ ci ñëw ci biir xibaar yi xam ngeen ne ñetti fan képp ci des ñu daal di koy tëj hôpital boobu les chef service la parasitologie moom la mu jàpp rek mooy daal app bi ñu leen jox dafa gàtt professeur Daouda Ndiaye ne nag daal ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon am ci yenn xeetu contrat yi njàqare am na moom professeur Daouda Ndiaye nekkoon ganuk Infos Matin dinañ ci dellu siwaat beneen mbir itam muy xam ngeen ko doomu Sénégal ba nu faat foofee ci Allemagne Mouhamadou Lamine Dramé lay wuyoo doomi Sénégal yi dund ca Dortmund la nu ñaawlu rek nee ñu mooy tekkaaralu kilifa yi réew mi dund foofu ca réewum Allemagne tey ji suba nag ci aljuma ji génn nañ amal doxub ñaxtu lu ñu bëgg mooy ñu andi ay leeral ci faatu goo gilee beneen mbir yi itam di coow ca Sogas xam ngeen ne ñi lewetal jur gi démb ñu ngi doon yëglu mais anam yenn wi liggéeyee neexu leen bërëb ya màgget na ba noppi itam chambre froide ba doxul tey ji ñu koy banque seeni yoxo daañu fa doxantu fekki fa Abdoulaye Anne leneen itam xam ngeen ko nawet bi ak dekkalaat plan Orsec benn ay bés gannaaw taw ndox mu bari mu wàcc fii ci Ndakaaru ñi nga xam ne nag ñoom lañu dénk liggéey bi wàcc nañu ci bërëb yi mbir mi gën a laal muy zone de captage jàpp cité Bellevue jaar parc de Hann ak Bel Air ñu ne daal mbir moomee daañ ci taxaw bu baax ci kanam tuuti daañ ci ànd ak Aminata Mbaare Sow mbokk yi li mooy ponki fi gën a fës ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce jaar leen ci aljuma ji rafetlooti seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yi mbokk yi dana koy door rek nanu ko junjee muy lu jëm ci hôpital Aristide Le Dantec ak nanu fa jëlee service yi yóbbu leen tuxal leen ci ay bërëb ndax dañuy tëj bërëb ba ngir defaraat ko fu ci mel ni service cancérologie moom ñu ne dañoo nekk ci ak njàqare ndax ñi nga xam ne ñooy aji tawat ji seeni dossier maanaam seeni këyit daal jàppandiwul ci bërëb yi nga xam ne fa lañ leen fas yéene yóbbu bu ñu sukkandikoo ci professeur Mamadou Diop mu ne daal ay jafe-jafe dina am ci toppatoo aji tawat joo jilee leneen itam li mu xamle mu ne ñaari bërëbu fajukaay yi nga xam ne dañ leen faa fas yéene yóbbu muy hôpital Dalal Jàmm ak hôpital bu Touba radiothérapie bi ak chimiothérapie bi daal machine ya danoo taxaw Fatimata Touré ak Jaafara Ba ci ay leeral. nekk délocalisation boo xam ni dina indi ay jafe-jafe surtout ñi nga xam ne nag ñoo amee li nga xam ni moo di cancer. bu fekkente ni dañoo tas chirurgie bi yóbbu ko fii ñiy def chimio nekk fee ñiy def radiothérapie nekk fee te même malade bi la kan mooy toppatoo déplacement wu dossier boobu li gënoon mooy bu fekkonte ni def nañu archivage numérique dossier yépp je parle même pas de la cancéro mais de l'hôpital médecins yi di mënti sur un site dañuy dugg ak seen login mën a consulter dossier dugal numéro dossier bi consulter ko. toppatoo li nga xam ne nag moo di dossier malade bi doon na question bi nga xam ne rek war nañ ko régler ci jamono ji témbe gannaaw archivage bi nga xam ne nag am na ay jafe-jafe mu am nag beneen problème boo xam ne teg nañ ko ci table gi mooy rek jafe-jafe yi nga xam ne nag yenn structure de santé yi nga xam ne sax fa lañ rek daati yóbbu li nga xam ni moo di service cancérologie ñoom ñëpp seeni appareil daati panne. malade boo bindal radiothérapie mu war a dem Touba radiothérapie bis bu nekk da nga war a ñëw lundi au vendredi au moins di nga def 1 mois waaye léegi nit ki boo amulee fu mu dëkk Touba nu muy def ndax loolu xalaat nañ ko te waxuma ci loolu appareil bi ci boppam moo doxul. hôpital Dalal Jàmm ñaari machine yaa ngi arrêté doxul. yeneen i patient yi nga xam ne nag tëju li nga xam ne nag moo di service su cancérologie bi dina leen jàpp bu baax mooy ñi nga xam ni seen dund li ci des bëreetul. soins palliatifs
mais cancer am na ñoo xam ni fa ñu seen cancer toll kenn mënu leen a wéral mais du tere dañ leen di faj dañ leen di def jox confort de vie am na ci dund ay at waaw ñooñu léegi nu muy demee seen suivi naka lay demee. malade bu ñuy suivre ci benn lieu mu fay dem di jaabante xëy ñu ne ko tas nañu ko waaw kooku doon di jaaxle ci moom. tey nag ñi nga xam ni ñoo di personnel bi nga xam ni ñoo nekk ca service cancérologie bu hôpital Aristide Le Dantec ñoom nekk ci njàkkare tey nag li ñu bëgg mooy ñu boole lépp lu nga xam ne nag service la bu ko defee maladie ñoom ñi lee duñu yëg li nga xam ni moo di mettitu toxu bi ñu fàttali ni rek hôpital boobee dinañ ko tëj fukki. Fatimata Touré ñu sant la bu baax gërëm la des ba tey ci mbir moomee ak LISCA muy kuréel gi nga xam ne mooy xeex jàngoroy cancer fi ci Sénégal moom nag rafetluwul anam yenu jëlee service ba foofee tuxal ko yóbbu ko ci yeneen bërëb docteur Fatma Guenoune ne loolee buñ ko xoolee ak gaawta da ca am te itam wareesoon na ko gën a xalaat bu ko defee mbir mi gën a jàppandi la mu gis mooy ni nu ko defee amaana am na ci aji tawat joo xam ne bu nu moytuwulee dinañu am jafe-jafe ci wàllu toppatoo bi dañu koy teewlu moom mi jiite LISCA di docteur Fatma Guenoune kaddu yi ba tey Fatimata Touré ak Diafara Ba ñoo ko taataan ngir yéen. li ma metti mooy ne ñu décider benn bés ferme tëj service bi parce que malade yi nga xam ne dañuy def chimiothérapie ñan ñoo leen di uyu léegi ñu déployer personnel bi ci dans différentes structures ñoom interface bi ñan la ñu war a oo fan la ñu war a dem ñii war a dem Ngor ñii di war a dem Parcelles ñii war a dem Hann Maristes loolu dafa métti ci malade yi déjà nga ànd ak sa feebar di wër-wëraan loolu warul donc man loolu moo ma métti dañu waroon déménager service par service te li ma gën a métti nag curie ñu tas ko kenn waru ko tas dañu waroon jël benn service bu mun a contenir toute tout l'institut surtout la chimiothérapie yóbbu fa ak consultation yóbbu ak hospitalisation yóbbu fa maladie. aywa ju des ba tey ak Le Dantec nga xam ne daanaka ñetti fan kot moo tee ñu tëj ko ka jiite nag parasitologie di wax rek daal ne app bi ñu leen jox dafa gàtt professeur Daouda Ndiaye ne itam ñi nga xam ne ñoom ñooy contractuels yi maanaam ay xeetu contrat yoo xam ne xaatim nañ ko fa daal xel tey na ci seeni mbir mu ne nag daal wares na leen itam gën a tàggat loolu nag di gis-gisu docteur Mamadou Mansour Diouf ñu ànd ci ak Chérif Dia ak Diafara Ba. xubi mi ngi wéy ci hôpital Aristide Le Dantec am lu ëpp téeméeri at ñetti fan moo des ñu daal di koy tëj fii mbetteel fii ñi fi liggéeyee am mbetteel ndax délai yu gàtt. am na d'abord arrêté liggéey bi ci Dantec également yóbbu ko feneen loolu nag dafa laaj liggéey ko ci nu mu gën a rafetee ba nga xam ne benn jeexi jaaxaadu ci am dafa am transfert équipement yi transfert personnel bi transfert archive également maladie ñu fexe ba dimbaluñu ba nga xam ne personnel bi seen jaaxare bi ñoom ñu relevé parce que ñooñu mënuñu liggéey ay at xëy après seen avenir xamuñu fu ñu koy di. gàttaayu délai yooyu tax ña fay liggéeyee am njaaxle rawatina personnel contractuel bi ba tax na docteur Mamadou Mansour Diouf nekk anesthésiste sa Bordeaux jàpp ni dañ leen a war a taxawu. léegi personnel étatique bi ak personnel universitaire bi pour ñu redéployer leen ci yeneen hôpitaux yi loolu c'est assez simple mais problème bi mooy ñeneen ñooñu mën a wax prestataires yeeg contractuels te ñooñu ils représentent 90% pratiquement du personnel. ñooñu actuellement nii seen problème mooy bu ñu naree redéployer personnel bi ñooñu xamuñ fu ñu leen yóbbu parce que mënoo leen yóbbu benn hôpital du leen nangu. wala hôpital bu leen nangu tam kan mooy fay seen salaire loolu mooy affaire bi ñoom seen avenir aussi itam xam nga c'est un avenir sombre il faut qu'on règle ça nag. gis-gis boobu le chef bu service de parasitologie bu hôpital Aristide Le Dantec am moom professeur Daouda Ndiaye toxal na ay service am ci ñetti barabu fajukaay fii ci Ndakaaru. et surtout le personnel également boo xam ne xamuñu fu ñu teg seen tànk surtout ñi nga xam ne nekkuñu ci état jëluñu leen ci état ñu war a xam seen déwén fan la c'est le moment également ñi nga xam ne ñooy état ñu ci liggéey ba léegi ñu bàyyi ci xel. ba xam ba mujj bi ba xam ne du ñaaw parce que pour man Dantec histoire la muy archive yi nga xam ne war nañ ko garder parce que archive bu réeree
ëllëg am na lu ñu fajoon Dantec ba mu tënk ko ci ay feebar mën na xewaat say Sénégal te duñ ko mën a gérer donc archive c'est important archive également mooy tax étudiants yi ñu mën leen former comme il le faut. ëllëgu agent contractuel yi moom moo waral débat bi fii ci hôpital Aristide Le Dantec docteur Mamadou Mansour Diouf mi fi tàggatoo jàpp ni ñoom agent yooyu faaw ñu former leen mën leen a dugal ci yeneen i barabu liggéeyukaay jëm ci wàllu wér-gu-yaram. hôpital vocation bi nekkul di employé ay jël ay employé di leen fay loolu du liggéeyu hôpital loolu mooy wax ji man nag loolu lay proposé nañ leen defal plan de formation pendant période bi ñu arrêté activités yi nii redéployé nii nañ ko mettre à proposer leen ce plan de formation. tabaxaat hôpital Aristide Le Dantec lu jaadu la ndax hôpital bi yàqu woon na màggetit li ko nar a xajamal mooy gaawtu gi kilifa yi bëgg a gaawtu ci toxalin bi te ñu bari parewul. Chérif Dia ñu des ba tey ak professeur Daouda Ndiaye moom daal la mu gis rek mooy lu jëm ci archive yi bay boo ñu toppatoo ko bu baax ndax hôpital boobilee am na taarix ci fàttali atum 1912 lañ ko tabaxoon maanaam téeméeri at moom hôpital bi am na ko mu ne itam bu nu farlu wut ci mbir mi amaana am na lu bari loo xam ne dinañ ko ñàkk ñu teewlu ko. nga xam ne ñooy état ñu ci liggéey ba léegi ñu bàyyi ci xel ba xam ba mujj bi ba xam ne du ñaaw parce que pour man Dantec histoire la muy archive yu nga xam ne war nañ ko garder parce que archive bu réeree ëllëg am na lu ñu fajoon Dantec ba mu tënk ko ci ay feebar mën na xewaat say Sénégal te duñ ko mën a gérer donc archive c'est important archive également mooy tax étudiants yi ñu mën leen former comme il le faut. professeur Daouda Ndiaye nekkoon ganu ko Info Matin ci télévision Futurs Médias. ñu des ba tey ci xibaaru marax yi dem nañu itam wax ci leneen ndax hôpital Le Dantec bi ñuy waaj daal daaneel tax nañu dem def ab taxaw seetlu ci beneen bâtiment bu am taarix muy marché Sandaga xam ngeen ne taax moomu ñaari at ci ginnaaw dañu ko daaneeloon bokk na ca lañu waxoon daal màggataay baak ñàkk kaaraange ga ak gën koo defaraat ba mu gën a méngoo ak jamono waaye bañ a soppi dara ci taarixam commerçant ya fa doon xëy di daan seen doole Fatou Bintou Konté ak Diafara Ba tase nañu ak ñoom lañu xamle daal mooy gisuñu ak soppiku te itam ñi ngi sàkku ci kilifa yi rawatina nguur gi mu jàppale leen ngir ñu baral liggéey bi. ñaari at a ngi nii bâtiment bi nga xam ne moom moo gënoon a rëy ci marché Sandaga mu di bâtiment historique dañ koo daaneloon commerçant yi nga xam ne ñoom dañ fa jëlee woon ñi ngi ñaawlu te it teg ci di ñaxtu yéexaay bi nga xam ne travaux yi am na ko te moo ne de ñaari at rek lañ leen waxoon. depuis presque 2 ans bu mu ko waree tàmbaleeg léegi bu mu ko démolir léegi ça fait presque 1 an loolu beaucoup de temps la parce que le 2 août bii lañ waroon le 2 août passé lañ waroon ñëwaat pour jël suñuy magasin mais le 2 août passé na. tabax yi liggéey bi sax commencé gul. commerçant yooyu nag seen jot rafetul benn yoon ci li nga xam ne moom mooy tabaxaat marché bi ndax dañoo jàpp ne bu fekkee ni maire Alioune Ndoye mi ngi fi ba tey marché bi moom du mës a tabaxu. depuis que le maire Alioune Ndoye jël projet bi ñu jox ko projet bi lépp dafa bloqué. su nekkee maire de la commune bi Alioune Ndoye Sandaga du taxaw jamais. montant réhabilitation marché bi nag toll na ci lu ëpp 7 milliards ñoom commerçant yooyu ñu ne bu ñu sañoon nguur gi dugal ci loxoom ngir yëf yi mën a gaaw. ñuy laaj ñuy wax chef de l'État mu jël projet bi en main parce que defaral ko boppam def ko projet état parce que su nekkee maire de la commune bi Alioune Ndoye Sandaga du taxaw. fi mu toll nii jamono ji nga xam ne bâtiment central bi fii la nekkoon moom espace bi nag jamono ji ci marché Sandaga ab tuurukaayu mbalit la ak dëkkuwaay ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax bujumaan. ñu wax ci leneen muy mbiram doomu Sénégal bi ñu faat foofee ci réewum Allemagne ci li ñu wax aw turam di Mouhamadou Lamine Dramé foofee nag doomu Sénégal yi yeewoo ca Dortmund la ñu ñaawlu rek ne ñu mooy pataaralu kilifa yi réew mi nekk foofu ci réewum Allemagne ñoom nag tey jii ci àljuma ji noonu ngeen ko gisee dañoo xëy amal ab doxub ñaxtu ngir rek indi ay leeral ci faatu googilee ñu ànd ci ak Ibrahima Kane. ñu takku woon lool ci mbedd Dortmund yi doon wone seen naqar gannaaw faatub ndawu Sénégal bi tolloon ci fukki at ak juróom benn police bu Dortmund faat ko altine bii ñu génn ci biir manifestant yi ab collectif bu ëmb ay doomu Sénégal ay doomu Allemagne di leen jàppale collectif bi di sàkku ñu leeral anam yi nga xam ne ci la doomu Sénégal gi faatoo bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu mujjee jot njabootu ki faatu mujj nañ koo xam moom Mohamed
mu nga fekk baax ca commune bu Ndiafate nekk ci région bu Kaolack. autorité yi ca Allemagne jàppoon sax ne dinañu ko denc fukki fan ak juróom ci weeru août bi ñu dëgmal wante mujjantal gi ay démarches ñu daal di koy def ba néew bi ñu war ko indi fii ci Sénégal. ci jamono ji collectif bi ne autorité sénégalaise ya nekk ca Allemagne kenn yeyul yàbbi ci mbir mi. ci loolu ñuy interpeller bu baax a baax jëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk sénégalais yu biti réew. ci fàttali Mohamed mu ngi ñàkk bakkanam gannaaw biñ ko dóoree juróomi bal bu ñu sukkandikoo ci police Allemagne moom Mohamed dafa yoroon ab paaka daal di song nee na fukk ak benn policier yoo xamante ne ñu ngi nekkoon ci ab opération kenn ci ñoom daal di tiire ci moom. Mouhamadou Lamine Dramé yàlla na sa borom dolli ko njéggal te xare ko aljana yi firdawsi ñu wéyal xibaar yi mbokk yi wax itam ci leneen na gën a démb ñu ngi leen ko doon wax ñay xëy di liggéey ca Sogas ñoom nag dañoo waxoon démb ne dañuy manque seen yoxo xam ngeen ne la ko waral ñoom ñi lewetal jur gi ba noppi itam di ko jaayaat boucher yi ak ñeneen ne ñu daal li waral mbir mi ngeen baal moom mooy bërëb baak na mu màggateeg chambre froide yi doxut ak yeneen i jafe-jafe ñoom tey itam waxaat nañu seen maire dénk ko Abdoulaye Anne mi toogal télévision Futur Média ca banlieue bu Ndakaaru. baaxul sunu yàpp ngi yàqu duñu jël sunuy millions dugal ko ci biir ay milliards dugal ko ci biir muy yàqu loolu arrangé wuñu moo tax gis nañ ne fi ñu toll ñun dem nañu ba ci biir saa bu ñu ko waxee mu ne dina defar te du defar dara saa bu nu waxee mu ne day defar te defarul dara loolu la ñuy naxee nag ba nu dem suñu yoon léegi nag nax yi dafa jeex tàkk voilà maanaam léegi nax yi ci boppam la ñu bëgg mu jeex mu defaral ñu sunu glacière mu baax munu koo defar mu wax ñu seeti keneen ku ñu defaral sunu glacière. yëngatu ci doomi aadama ëpp na 2000 personnes fii li fiy dee ci nag ëpp na 300 bœufs par jour fii dañuy abattre 300 à 200 bœufs par jour. xar yi dañuy rabattre plus de 400 500 moutons par jour 1000 moutons 1000 ba 3000 loolu lépp dañ koy abattre fii di ko liggéey te sunu alal la ñun ñoo ko moom. benn bopp bu nekk dinañu fay lu mu dee de 12000 francs à 15000 francs jusqu'à 20000 francs. bu dee xar yi. bu dee xar dañuy fay à 700 francs jusqu'à 600 francs jusqu'à 1000 francs. léegi ndoxum xorom bi ñu wax ci nawet bi ak plan Orsec bi ñu dekkalaat ngir jàppale askanu Ndakaaru ci taw bi di fàttali ne ay bés donc gannaaw ndox mu bari mi wàcc fi ci Ndakaaru ñenu dénk liggéey ba dem nañu nemmeeku ji saytu bërëb yi nga xam ne ñoom la ndox mi gën a sonal fu ci mel ni zone de captage jaare cité Bellevue demaale ba parc Hann ak Bel Air la ñuy def mooy taxaw seetlu xool itam liggéey bi naka lañ ciy defee jéego dañ ciy ànd ak leeral yi Aminata Mbaare boo agsee ci bërëb bi ndox mi ngay seen wane ni li ci sotteeku woon ci taw daal dinay bëre ci àjjuma 5 août gi ñu weesu ñu ngi fii ci parc zoologique bu Hann. amoon na ñaari motopompe yu 300 mètres cubes heure ak benn hélipotopompe bu 600 mètres cubes heure donc samedi à partir de vers les coups de 16 heures on est déjà à 1200 mètres cubes heure waaw dañuy wax ni vraiment si biir parc bi y a des difficultés côté des animaux côté reptiles et cetera donc il fallait coûte que coûte intervenir en force. ndox moomu taxoon ba yenn ci ay mala ñu daal di leen déplacer. en fait xam naa ni ki yor reptilarium bi mooy fi ñu def serpent yi demee noonu moom bi mbir mi amee dafa ñëw génnee li ñuy naan mbonaat yi am na mbonaat yoo xam ni am na mbonaat ndox am na mbonaat yoo xam ni du ñu mbonaat ndox ci suuf la ñuy dox donc mbonaat yi ne ci suuf yi juróom-ñaar la woon moom moo ñëw dugg rapidement évacuer génn leen. fu ñu nekk léegi. mu ngi ko yóbbu ci këram foo xam ni moom am na fa dispositif bi moom loolu mooy métier loolu mooy liggéeyam mën na ci ñëwaat donc il les a sécurisés. ni mu mel fële ca parc Hann noonee la meloon ca cité Bellevue zone de captage foofee ndox mi bëri woon na fa lool. waaw fii nii cité Bellevue pratiquement taw bi mujjee bu bëri bi cité bi yëpp amoon ndox parce que pratiquement bassin de la zone de captage. ndoxam bi yëpp fii la doon tuuroo bu traversé autoroute bi. andi nañ fi benn électropompe bu 300 mètres cubes heure ak benn motopompe bu 300 mètres cubes heure du moins. et également pour permettre population yi ñuy déplacer au fur et à mesure parce que nit ñi il faut que ñu génnee def seen yenn courses yeeg yooyu andi woon nañ fi benn Zodiac boobu moo doon permettre population yi ñuy génn dem defi seen course bu ñëwee ñu dugalaat leen ci ñu dellu seen kër yi. liggéey bu mucc ayib bi nga xam ni sapeur mu ngi koy def nag yenn saay dina ci am ay tolof-tolof loolooy waral ndox mi di ñëwaat.
boo pompé ba ndox bi jeex boo toogee le lendemain da nga fiy fekkaat benn hauteur bu xaw a am maanaa et da ngay obligé pompé waat te moom la ñuy def nii présentement. ci bërëb yooyu lépp ñu jot a visité nag moto pompe yi ak équipe technique yi ñu ngi foofu la toog di xaar ndaxte nee nañu dañu bëgg a anticiper ngir yeneen taw bu amee ci Ndakaaru ñu mën cee teel a jóg. Aminata Mbaare Sow ñu des ba tey ci xibaar yi wax itam ak waa ANACIM ak bés yi nu dëkkmal ana fan lan la ñuy xaar ci taw ñu teewlu waa ANACIM dellu si waat. mbokk yi dal leen a jàmm ci xibaar yi. ay taw la ak i dënnu yu ñuy xaar ci gox yu bëri ci réew mi rawatina nag boori sowu dëkk bi li ko dalee Casamance jàpp diggu dëkk bi jëm boori Petite Côte bi ak Ndakaaru ba boori bëj gànnaar sax maanaam boori Ndar ak Podor foofee ñu ngi fay séntu ay taw ci guddik tey gi le jëm nag ba ëllëg ci suba mën nañ ne sax ba diggu bëccëgu gaaw bi donc tey nii ci guddi gi jëm ba diggu bëccëg gaaw bi ñu ngi séntu ay taw yoo xam ne nag ñu ngi koy séntu ci biir dëkk bi yëpp waaye nar naa gën a takku nag ci sowu dëkk bi rawatina boori Casamance jàpp diggu dëkk bi Petite Côte bi Ndakaaru mbokk yi li ma doon xibaar yi jox leen dig daje ba beneen yoon ci yeneen xibaaru météo jërë ngeen jëf. xibaaru jaww ci ak waa ANACIM leen di jaajëfal ci njàppandal gi ñoo ko déggandoo kon gis ngeen dégg ngeen bërëb yi nga xam ne ñu ngi fay xaar taw fii ak bés yi gën a jege incha allah ñu wax ba tey ci xibaar yi itam ak lu jëm ci wàllu mbalit meeg toppatoo ko foofee ca dëkk Seydi Hadj Malick ñooy daal jafe-jafe am na fa gàmmu gi muy guddik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari weer képp ci des ba tax na kilifa yi dëkk ba ak waa UCG daal taxawal nañu ab programme bu yaa boo xam ne lañ ca bëgg mooy jàppale gune yi ñu amum xëy ba noppi itam fexe mbalit mi jugee ca dëkk bu sell ba dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop ak Sey Latiir ci ay leeral. waa UCG di kon fii ci Tiwaawan ginnaaw bi ko Demba Diop si sàkkoo ñu xaatim ab déggoo la ñoo bëgg Tiwaawan mu seet wecc du amat benn mbalit waajalit lu jëm ci gàmmuk Tiwaawan gii di ñëw. li nga xam ni moom ngeen bëgg ci camion yi ngeen mettre à disposition de l'UCG dinañ ko def maanaam yemale ko ci Tivaouane ak village environnant yi taxawaay bi nga xam ni moom la ñu am ci préparation gàmmu bi ak après gàmmu bi aussi dégg nañ ko te dinañ ci taxaw ndax xam nañ ni dëkk yu mel ni Tivaouane amuñu lu ko gën a kawe. Tivaouane ci quartier bu ñuy wax Goumoun foofee ñu ngi fay tabax daanaka ab usine buy jëlaat mbalit yi di ko toggaat. noppi na ba pare kii di adjoint au maire bu Tivaouane ne nag lu baax la ndaxte dina tax ndaw yi dëkk fii ci Tivaouane man cee amum xëy. mais xam nañu Tivaouane dafa am cër boo xam ni tax na lépp loo xam ne rek dañ koy jox en tant que collectivité dañ koy jox mais dañ koy dolli ndax cër bi mu yor parce que Tivaouane dëkk waa Sénégal yëpp la dëkk àdduna yëpp la ñëpp a fii ñëw ndax maam Seydi Hadji Malick bi fi nekk ak i njabootam kon loo defal Tivaouane rek defal ko Sénégal yëpp dalal nañu xalu maire ñu ko incha allah lépp luy taxawaay dinañ ko ci def. wàllu usine bi nekk fële Goumoun ci taxawaay yi nga xam ni ak population yi niñ ko yàkkamtee pour mu ñëw ba li gënoon jafe romb nañ ko balaa yàgg incha allah dinañu fexe ba affaire usine bi opérationnel. liñ ciy xaar aussi en terme d'attente en terme de création d'emploi surtout xale yi nga xam ni boobaak léegi ñoo ngi ñëw ci maire bi di déposer ay emploi ñii am nañu ay licence lii am na ay master ci kenn xeebul. ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru ut bi am na ab mission bu dikkaat fii ci Tivaouane indiwaat matériel yi nga xamante ne ñoom ñooy tonni mbalit yi ci quartier yi nekk ci Tivaouane ak sancaan yi ko wër. Cheikh Anta Diop ñu jeexale ak nataal bi ak koo xam ne démb itam daanaka réew mi gis nañu ab taxawaayam concours général xam ngeen ne ab professeur bi ñu tànn démb mu daal di def ab discours moom Maguette Dieng lay wuyoo professeur français la ci lycée Maurice Delafosse moom nag jàngatam lu ci bëri daal mi ngi koy ñaax ndaw ñi rawatina askan wi ñu delluwaat ci lu ñu moom ci jamono joo xam ne daanaka ay coppite moo fi am ana lan mooy jaar-jaaram tontu lii ak Marcel Farba Maroun ci nataal bi. Singulièrement aux alizés qui souffrent du nord et chassent les fièvres de l'hivernage. Fin de citation. ginnaaw xarañte bu ndongo daara yi daal di wone ca cérémonie concours général ba amoon démb jeudi beneen mbir moo daal di marqué nit yi muy discours bu Maguette Dieng nekk professeur français ca lycée Maurice Delafosse daal di def. te mu ne woon benn discours bu doon gën a faram-fàcce li nga xamante ne moom mooy thème bi ñu tànnoon. discours bi dafa am solo ndax fi mu ñëwee mooy moo baax ndax tey bu ñuy wax développement wu dëkk wala ñuy wax ci wàllu njàng ak njàngale nit ki dafa war a dem xam d'abord mooy kan te xam yaay kan mooy nga fexe ba yow sa histoire ak sa culture bi nga xam ne moom nga nàmp ci nga juddu
nga mën ko xam d'abord balaa ngay ubbeeku fenn moo tax thème bi dafa am solo ndax dañuy wax ci système bi nan la mënee d'abord maanaam jël ay mbiram jëmbat ko ci wàllu askan wi ba pare soogaa kaa génnee nag daal di ubbeeku nag ci àdduna bi. waaye balaa moo yegsi ci bile discours lan mooy jaar-jaaru Magatte Dieng. maa ngi juddoo Raw dëkk bu ndaw booy dugg Ndar fa laa juddoo yàlla def fa laa jàngee école primaire bi ma fa jógee dem Paal fa laa jàngee CM après BFM au lycée El Hadji Rawane Ngom si laa dem Paal kii Saint-Louis au lycée Charles de Gaulle fa laa amee baccalauréat bi ma amee baccalauréat laa ñëw université Cheikh Anta Diop 2005 laa fi génnee ak sama maîtrise daal di dem fu ñuy wax Podor foofu laa njëkkee commencé jàngale de 2005 à 2009 ci lycée bu ñuy wax lycée El Hadji Baba Ndiong de Podor bi ma fa jógee ma ñëw Pire 2014 ba 2009 ba 2014 fa laa nekkoon fu ñuy wax lycée El Hadji Amadou Cissé de Pire 2015 ba léegi nag maa ngi fii ñuy wax lycée mixte Maurice Delafosse. depuis atum 2015 kon Magatte Dieng lu baax rek la ko nit yi di seedeel rawatina lu jëm ci ndongo daara yi. kuñ dem ba tànn nga ci kanam chef de l'État ngay prononcer discours parce que nekkoon n'importe qui voilà parce que d'abord am nga compétence loolu moom lu leer la ak ku disponible nga aussi ak tamit ku am ay relation nga tamit parce que relation ak ñi nga nekkal muy sa kilifa wala ñi nga bokkandoor liggéey je pense que wax dëgg yàlla ak xale yi aussi surtout du dimanche du samedi du vacances amul sa vacances même entre les 2 tours du bac bu nekkoon Tamba sax dina ñëwaat encore Dakar pour voilà pour liggéey ak ñoom moom ak ñeneen donc je pense que wax dëgg yàlla li mu am daf ko mérité. kii di Magatte Dieng nag moom jàpp na ne jàng ak jàngale bi avancé na fii ci réewu Sénégal waaye mu am benn objectif ci at yi ñu jëm mu di am benn taux de réussite bu 80% Sénégal fépp ci période examen yi. Magatte Dieng yal na ko sa borom sàmm dëgëral taxawaayam ngir mu mën a gën a jàppale gune yi ci daara yi mbokk yi mu ngoog fi la ñu am ak yéen ci xibaar yi jaajëfal leen ci seen safo seen kóolute ak seen cofe léegi xibaar yi ci français ak Sara Cissé di leen ñaanal fanaanum jàmm di ko sàkku ci yéen desandi leen ak suñu programme. danga am auto bu climatisé mën nga am lu tolloog 1 million weer wu nekk ci sa biir noflaay woto télécharger application